La sagesse du Mahdi, la sagesse pour la fin des temps. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa am description yu mu joxe woon ci imam Mahdi. Yàlla dogal mu bokk ci description yooyu. ñu ni diggante mbaggu ndeyjooram ak mbaggu càmmoñ bi te xaw a gën a jege mbaggu càmmoñ bi dina am benn cachet boo xam ni Yàlla dina ko fa def. muy loo xam ni menes na ko tuddee lu mel ni tampon. te yooyu yëpp Yàlla bu ko defee la mu cay jublu ci côté shahada mooy préserver mission bi ba bu boroom ñëwee ñu xàmme ko. waaye la cay xaqiqa ba yi muy ëpp doole li ci shahada bi. ndax Yàlla lu mu dogal ci jëmm rekk dafay dogal loolu am lu muy jàngale ci jëmm ji waaye loolu aussi am lu muy jëriñ jëmm ji. moo tax bu ñu defee taxaw seetlu ñu gis ni Yàlla 313 yonent yi nga xam ni yónni na leen kenn ku ci nekk rekk am na benn particularité bi Yàlla def ci yow. te bokkoon nañu miine yenn yonent yi Yàlla defoon ci ñoom lu mel na benn signe waaye ñi ci ëpp ci yonent yi seen signe yi mi ngi nekkoon ci seen diggu loxo ndeyjoor. bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñëwee Yàlla def ko mu nekk le dernier des prophètes muy yonent bu mujj waaye Yàlla def benn particularité ci moom mais particularité boo xam ni aussi exception la. mooy Yàlla dafa jël yonent bi diggante mbaggu ndeyjooram ak mbaggu càmmoñam mu daldi cay def benn signe boo xam ni moom lañuy tuddee le sceau du prophète. waaye muy loo xam ni ñenn ci yahud yi bi ñu ko gisee ci yonent bi rek lañu ràññee ni kii yonent Yàlla la. ndax loolu dafa bokk ci melokaan yi. Yàlla dogalit tampon bi mu defoon ci diggu ñaari mbaggu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu nekkoon loo xam ni lu nu mënoon gis la à l'œil nu maanaam ci bëtu kese ñu mën ko gis ci côté shahada waaye fekk itam mu ëmboon xaqiqa bi mooy réalité bi nekk ci biir. parce que xam nga boo gisee mu formé wu mel ni genre cercle bu xaw ovale tuuti muy bi nekk ci diggante ñaari mbaggu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa am lam doon bind.
lam doon bind waxuma xaqiqa bi nekk ci biir mais taxawaay bi rekk, taxawaay bi tax mu mel ni benn cercle bu ndaw bu ovale ba nga xam ni tey soo ko doon misaal tampon bu tuuti lay doon. mais taxawaay bi mu taxawee rek dañuy gis ni dafa taxaw ci ñeenti point. benn point bi représenté alif, benn point bi représenté ha, benn point bi représenté mim, benn point bi représenté daal. suñu ko boolee muy réalité Ahmad. réalité Ahmad boobu nag moo nekk en forme de cercle boo xam ni dafa xaw ovale mais mu tuuti nag. yàlla jël nag réalité muhammadu rasulullahi bi ak jël réalité la ilaha illallahu muhammadu rasulillahi bi daal di koy làq ci biir point boobu nga xam ni point bu ovale la di mel ni genre cercle. mu def ko muy tampon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. waaye fekk na 4 points la yoo xam ni boo doon tracé da ngay jël 4 points yi di ko boole ba mu jox la benn cercle bu xaw ovale di cercle bu tuuti. yàlla soogay jël réalité prophétique nag dugal ko ci biir diggante laa ilaha illallahu muhammadu rasulullahi ba nga xam ni mooy dëggal ni yonent bi yonent yàlla jël réalité boobu dugal ko ci biir tampon bi. mais tampon bi ci 4 points lañ ko boolee ba mu constituer cercle boobu nga xam ni dafa mel ni cercle bu xaw ovale. mais 4 points yi point bu ci nekk dafa am la muy taxawee. point bu njëkk bee ngi taxawee alif, point bi ci topp di taxawee haun, point bi ci topp di taxawee mim, point bi ci topp di taxawee daal. boo ko boolee muy Ahmad. loolu la muy signifier mooy yàlla dafa constituer loolu nuy tuddee le sceau du prophète. cercle bi yàlla daf ko constituer à partir du nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam muy tur bi nga xam ni moom lañ koy woowee ci xayb Ahmad. gis nga yonent yàlla Isa alayhi salaam ba mu ñëwee mu ni yaa bani israila inni rasulullahi ilaykum musaddiqan lima bayna yadayya min at-tawrat wa mubassiran bi rasuli yaati min bahdiya ismuhu Ahmad. daal di indi turu Ahmad parce que yonent yàlla Isa alayhi salaam ku ko xam-xam ni réalité am yépp dañu ko ancré ci xayb. moo tax ba mu ñëwee rek appellation ba mu njëkk indi mooy Ahmad ndax mooy turu xayb bu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. moo tax bu ñu déggee suñu sang bu mag bi di Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani buy woo yonent bi ni Seydi Ahmad nga xam ni ñoom description bi ñu joxe woon ci yonent bi te mooy Cheikh Tijani bi ñu ko laajee nooy définir yonent bi mu ni huwal xaybu fi shahada mooy ñoom ba léegi ñi ngi dellu ci réalité xayb bi. nga gis loolu constitué tampon wu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nekk ci diggante mbaggu ndeyjooram ak mbaggu càmmooñam. yàlla def ko ci digg bi. yàlla dogal imaamul mahdi moom itam yàlla bëgg ko wutal benn signe boo xam ni bu dikkee rek ñi nga xam ni yàlla may na leen ñu mën ko gis dina ñu xàmme ci moom ndono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. ndax ñi ko décrire ñëpp xëy na wute nañu ci ay description waaye ñi ci ànd ñëpp dañu ni dafay nuroog yonent bi ci côté bi nga xam ni noonu la yonent bi daan jëfandikook nit ñi muy côté moral bi. ñu ne am na description yoo xam ni dina xaw nuroog yonent bi ci description physique bi waaye gis nañu ni réalité cachée yi nga xam ni ñoo ëpp yu làq woon ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dina dellu di nekkaat ci yaramu imaamul mahdi. ndax yàlla dafa bëgg préserver mission bi waaye yàlla dafa bëgg ñu mën a ràññee la personne. moo tax imam mahdi moom it yàlla dénk ko benn réalité mooy bu ñu ko gisee moom it diggante ñaari mbaggam muy diggante mbaggu ndeyjoor bi ak mbaggu càmmoñ bi
li xaw a gën a jege tuuti mbaggu càmmoñ bi dañuy gis ni moom it dafa am benn tampon bu fa ne mais tampon boobu 4 points ñoo ko symboliser boo xoolee tampon bi 4 points ñoo koy symboliser point bu njëkk bi point bi ci topp point bi ci topp ak point bi ci toppaat léegi nag 4 points yooyu di symboliser tampon bi nekk ci diggante ñaari mbaggu imaamul mahdi point bu ci nekk dafa am la moo représenté xam nga wax naa leen léegi ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam benn point bu nekk dafa amoon benn xaraf bu mu représenté woon muy diggante réalité point bu njëkk bi di alif point bi ci topp di ha point bi ci topp di miim point bi ci topp di daal suñu ko boolee muy Ahmed moom la ñu defoon sous forme de cercle ovale ba pare dugal xaqiqa nubuwa bi ci biir point yooyu waaye dugalit baatu laa ilaha illallahu muhammadu rasulullahi ci biir point boobu boo demee ci côté imam Mahdi moom it forcément 4 points yooyu dafay dikkaat 4 points yooyu dafay dikkaat ci diggante mbaggu ndeyjooram ak mbaggu càmmooñam mu xaw gën a jege tuuti rek mbaggu càmmooñam 4 points yooyu aussi du nekk loo xam ni day dellu ci baatin rek ku ko xool ku nekk danga koy gis nii à l'œil nu ni ñu ko daan gisee ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom it point bu njëkk bi mi ngi représenté miim point bi ci topp di représenté ha point bi ci topp di représenté miim point bi ci topp di représenté daal suñu ko boolee muy Muhammad boobu moom la tampon imaamul Mahdi tampon bi nekk ci diggante mbaggu ndeyjooram ak mbaggu càmmooñam tampon boobu loolu lay représenté point bu njëkk bi miim lay représenté point bi ci topp ha lay représenté point bi ci topp miim lay représenté 4e point bi di représenté daal muy ñeenti point yi waaye ba léegi mu am baatin bu nekk ci biir baatin bi mooy boo jëlaatee tampon bi nekk ci diggante mbaggu càmmooñ ak mbaggu ndeyjoor bu imaamul Mahdi da ngay gis ni bu yonent bi dañu ko defoon mu nekk cercle bu ovale mais bu imam Mahdi dañu ko tëral ci benn ligne boo xam ni dafa dem bay bëgg nekk lu ñoo tuddee ligne horizontale mais mu xaw a wàcc tuuti mel ni genre flèche mais nga gis point yi nu ñu toppante xam nga lu indi baatin boobu mooy yamuñu rek ci 4 points yi nga xam ni tampon boobu bi nga koy symboliser di Muhammad mais dañu dugal ci côté baatin bi 4 points yooyu aussi di symboliser ismullahil azam bi 4 xaraf yi ci ismullahil azam bi nañoo bindee ismullahil azam bi muy 4 xaraf ya mu àndal 4 points yi nekk ci tampon imaamul Mahdi dafay symboliser loolu moo tax forcément imam Mahdi nit ñi nga xam ni ay nitu xayb lañ ñu xam lenn ci réalité yi dellu ci yonent yi waaye xam yenn réalité yi dellu ci wëli yàlla yu mag yi bu ñu ko gisee nañu koy njëkk ràññee ci na mu doonee yonent bi mooy ci ñeenti point yooyu di nekk ci diggante mbaggu ndeyjooram ak mbaggu càmmooñam ñu di ko tuddee tampon bi ndax point yooyu bu ci nekk benn xaraf lay représenté bu dee ci imaamul Mahdi point bu njëkk bi mi ngi représenté miim point bi ci topp mi ngi représenté ha 3e point bi mi ngi représenté miim 4e point bi mi ngi représenté daal boo ko boolee muy Muhammad la ñu bind ci diggante mbaggu ndeyjooram ak mbaggu càmmooñam waaye itam nag ginnaaw biñ ci bindee Muhammad ñu bind ci it bindu baatin muy téeméereelu turu yàlla di ismullahil azam bi boroom ñeenti xaraf yi dikk nañ ci point yi représenté ismullahil azam ñeenti xaraf yi dikk représenté Muhammad
te gis nga bu ngeen seetloo li koy nuroo leeg point yi nekkoon ci ginnaaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci tampon bi mooy gis nga yonent bi tampon bi Ahmad lañ ci bindoon point bu njëkk bi alif la point bi ci topp haa la point bi ci topp miim la point bi ci topp daal la bu ñu ko boolee def ko sous forme de cercle muy Ahmad ñu bind cachet bi di réalité xaqiqa bi nga xam ni mooy dellu ci ni ko yàlla yónnee ci biir cercle boobu mais boo delloo ci imam Mahdi yi da ngay gis ni ñeenti point yi day dikkaat mais bii ba ñu bindoon alif ci bu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom la ñu remplacer ci bu imam Mahdi bind ci miim point bi ci topp ñu bind ci ha point bi ci topp ñu bind ci miim point bi ci topp ñu bind ci daal muy Muhammad ñu delloo si réalité ñeenti xarafu ismullahil azam bi ci biir tampon boobu kon da ngay gis ni réalité boobu ni mu amee woon ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam noonu la ko yàlla jëlee it delloo si ko ci imam Mahdi pour mu doon preuve boo xam ni preuve irréfutable lay doon léegi nag réalité yooyu ci tampon boobu donte yàlla fésal na ko ci yaramu imam Mahdi waaye dafa am benn xaqiqa bu ciy dellu xaqiqa bi ciy dellu mooy li nga xam ni moom lañ koy wax te muy jógee xayb li nga xam ni moom la yàlla di utiliser wahyu bi yàlla di utiliser pour guider imam Mahdi gis nga wahyu yi benn bu nekk yàlla mi ngi koy jaarale ci tampon boobu nga xam ni moo nekk ci diggante mbaggu ndeyjooram ak mbaggu càmmoñam point bi ci jëkk ci tampon bi nga xam ni mooy représenter miim bu Muhammad gis nga point boobu lépp lu yàlla di wax imam Mahdi pour guider ko te mu war a yam ci diggante imam Mahdi ak boromam ci point boobu la yàlla di jaarale kàddu googu muy point bi nga xam ni mooy point bu njëkk bi te di représenter miimu Muhammad bi ñaareelu point bu topp ci tampon ba nga xam ni moo nekk ci diggante mbaggu ndeyjoor ak mbaggu càmmoñ lépp lu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di wax imam Mahdi te mu war a yam ci diggante yonent bi ak imam Mahdi fa la yonent bi di jaarale kàddoom muy ci ñaareelu point bi nga xam ni mooy point bi représenté bi nga xam ni moo topp ci Muhammad mais gis nga troisième point bi nga xam ni mooy représenté miim bu Muhammad lépp loo xam ni ki ko jur ci wàllu lumière di Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani Chérif te nga xam ni tey Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani Chérif moom mooy xatmiya yonent bi moom it lépp lu muy wax imam Mahdi te mu war a yam ci seen diggante ñoom ñaar keneen waru ko dégg Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani mi ngi jaarale kàddu googu ci ñetti point bi nga xam ni mooy représenté miim te nekk ci tampon imam Mahdi bi nekk ci diggante mbaggu ndeyjoor ak mbaggu càmmoñam léegi nag bi des muy ñeenteelu point bi lépp loo xam ni nag diggante yàlla diggante yonent bi diggante Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani Chérif ñu ngi koy wax imam Mahdi pour mu war ko utiliser pour guider humanité bi war ci jot kàddu yooyu ña muy waxal ñu war ko dégg ci quatrième point bi la ñuy jaarale seeni kàddu moo tax ñuy wax ni quatrième point imam Mahdi bi ci tampon nga xam ni mooy représenter daal bi lépp luy mission buñ ko koy wax te mu jógee xayb lépp luy wax yu buñ koy wàcce ci moom ci quatrième point boobu di représenter daal bi ci Muhammad ca la ñuy jaarale xaqiqa boobu pour mu mën ko jotal ña muy guddee léegi nag bu ñu delloo ces 4 points yooyu ñu gis mu taxawee Muhammad 4 points yi nga gis mu àndandoo taxawee Muhammad suñu ko delloo aussi ci baatinu ismullahil azam bi ñu gis mu taxawee ñeenti xaraf yi nga xam ne ñoo symboliser ismullahil azam bi kon gis nga da nga ciy jàng ni yàlla dafa teeloon préparé jëmmu ja ñoo tuddee imam Mahdi parce que yàlla yëgoon na ni mission boobu moom imam Mahdi dina bare ñu ko woote avant moom looloo taxoon yàlla jël jëmmu ji
di ko scruter benn par benn di ci def ay particularités yoo xam ni ku dul moom rek mënul am lu di mel. ndax ñu bare ngi dégg fu mu ne ñu wax ni dina am tampon ci diggante mbaggu ndeyjoor beeg mbaggu càmmoñ bi mu xaw a gën a jege mbaggu càmmoñ bi, mais bare na ñoo xam ni boo leen laajee tampon bi lu koy constituer xamuñu ko. parce que lu tax tampon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tey bare na boroom xam-xam yoo xam ni mësuñu xam ni ñeenti point essentiel ñoo constitué woon tampon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam laata muy doon cercle bu ovale bu ndaw ba mu doonoon. ñeenti point yooyu nag la yàlla di jël di ko organiser def ko mu nekk ligne boo xam ni ligne horizontale bu mel ni genre flèche, mu def ko ci diggante mbaggu ndeyjoor ak mbaggu càmmoñ bu imaamul Mahdi, waaye bii mu fésal ñeenti point yi benn par benn. point bu njëkk bi di représenter mim, point deuxième bi di représenter ha, point troisième bi di représenter mim, point quatrième bi di représenter daal. boo ko boolee muy Muhammad. ñu ni tampon moom imam Mahdi Muhammad la bind. léegi nag yàlla di utiliser information yi nga xam ni moom la ñu war a jaarale ci moom pour mu mën a guider humanité bi yàlla di déewoog moom te kenn xëju ca mu def ko ci point bu njëkk bi di miim. bi yonent bi di déewoog moom te kenn xëju ca mu def ko ci point bi ci topp di deuxième point bi di ha. bi Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani mi nga xam ni mooy xatmiya yonent bi di déewoog moom mu def ko ci troisième point bi di miim. bi nga xam ni nag dañu ko koy wax pour mu wax ko humanité ba muy guider pour doxal ci mission ñu jaarale ko ci quatrième point bi te di daal. nga gis représentation yooyu yëpp dellu di Muhammad. waaye xaqiqa bi ciy delluwaat nga xam ni dañuy yëg en même temps aussi ni ismullahil azam bi nga xam ni ñeenti xaraf ñoo ko constitué moom it dafay feeñ ci côté baatin ci point yi. mooy gis nga tampon boobu di nekk ci diggante mbaggu ndeyjoor ak mbaggu càmmoñ bu imaamul Mahdi. boo ko seetloo guddi aljuma ju jot tey ji bu duggoon ci néeg boo xam ni ñi fa nekk sax du ñuy borom baatin dinañuy remarquer lumière bi nga xam ni moom la ñeenti point yi di dégager. gis nga chaque jour da ngay gis ni ñeenti point yooyu nga xam ni tampon am la am na lumière bu ñuy dégager, mais gis nga imam Mahdi ci pouvoiram daf koy masquer. mais su demee ba guddi vendredi muy guddi jeudi jëm vendredi, noonu la noo tuddee guddi aljuma, di jeudi ci guddi jëm vendredi, guddi googu nga xam ni ci la xadaratul ilahiya di am. bu boobaa imam Mahdi tampon boobu daf koy ëpp doole, dootu ko mën protéger. moo tax bu ci duggee ci biir nit ñoo xam ni rek ñu ngi koy bàyyi xel, dañuy gis ci tampon bi ñeenti point yi benn bu ci nekk di génne benn lumière. point bi jiitu bi di miim di génne lumière, point bi ci topp di ha di génne lumière, point bi ci topp di miim di génne lumière, point bi ci topp di daal di génne lumière. lumière u Muhammad bi moo ciy étincelle guddi aljuma. kon da ngay gis ni imam Mahdi dëgg la yàlla dogal na ci moom mu indi ko, bare nañu woote mission avant moom, mais moom bu ñëwee particularité am benn lay doon. dafay nekk koo xam ni xëy na nit ñi ñoo amul seetlu, mais bu ñu seetloo dinañu yëg ni yi yàlla di dajale ci moom du ko dajale ci kenn. waaye yeneen organisation yàlla di def ci moom pour ñu mën ko ràññe, ñi mësoon woote mission am yëpp yàlla du dajale loolu ci ñoom, te ko am seetlu rek daal di koy gis. kon da ngay gis ni yàlla daf ko ci def pour protéger ko, waaye daf ko ci def pour préserver mission. léegi nag xaqiqa boobu di dellu si ci tampon boobu ci lay communiquer ak waa xayb. bu njëkk bi ci lay communiquer ak boromam, bi ci topp ci lay communiquer ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, bi ci topp di troisième bi ci lay communiquer ak Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani Chérif, bi mujj bi nag ci lay communiquer ak ñoom ak malaayika yi wax ak moom ak lépp lu jógee xayb te war a jëriñ humanité bi. pour ci lay jaarale mission ba muy dox, muy mission universelle bi. léegi nag ngëneel googu yàlla def ci tampon moom imam Mahdi, ngëneel gaa ngi jóge ci ngëneel gi yàlla defoon ci tampon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. xam nga léeg-léeg di nga gis ay mbokk yoo xam ni dañu lay nettali ni wan nañ leen tampon imam Mahdi bi ci diggante mbaggu ndeyjooram ak mbaggu càmmoñam ci gént. xam nga lu tax ñu koy wane parfois ci gént? ndax dafa bokk ci ngëneelal yàlla.
dafa bokk ci gis ka muy constituer yiwu yàlla. gis nga bu ñu seetloo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tampon boobu ci diggante mbaggu ndeyjooram ak mbaggu càmmoñ bi ku ci mës a teg sa loxo rek yàlla xaraamal na sa yaram safara. gis nga ngëneel gu mel noonu aussi la yàlla def ci tampon bi mu def ci diggante mbaggu ndeyjoor ak mbaggu càmmoñ bu imam Mahdi. ku ci mës a teg loxoom rek yàlla xaraamal na yaramam safara. looloo tax ndeysaan yonent bi muy tàggoo dëkkandoo yi di tàggoo ndeysaan waxtaan ak ñoom rek ci sagesse am bu yaatu bi. yonent bi daal di wax ni ku ma mësoon tooñ rek man Muhammad na nga ñëw rek daal di fayu li ma la tooñoon boo ma ko jéggalul. ndekete boobu am na benn xale bu yàlla may xikma bu toogoon rek di seetaan discours yonent bi yonent bi waxee loolu rek te xale bi déggoon na ci magu sahaaba yi ñu wax ni yonent bi am na benn tampon bu nekk ci diggante mbaggu ndeyjooram ak mbaggu càmmoñam ku ci mës a teg sa loxo rek sa yaram xaram na safara. xale bi toog ba yàgg rek daal di jug ñëw ci yonent bi. ñu ni lan la mu ni yonent bi musoon nga ma dóor yar. saxaaba yi bëgg ko bloqué ni que naka la Muhammad di jógee rek di dóor yar ku ko tooñul mu ne en tout cas musoon na ma dóor yar. yonent bi ni bàyyi leen ko mu ñëw fayu. mag ñi bëgg xullam fi ñëwee yonent bi ni seen yoon nekku ci comme nee na man maa ko musoon dóor ya kon bàyyi leen ko mu ñëw fayu. yonent bi ni ko fan laa la dóoroon mu ni ko da nga yëkkati woon sama yére ba nga yëkkatee sama yére ba noppi daal di tàpp sama diggu gannaaw te dama bëgg fayu. yonent bi ni bàyyi leen ko mu fayu mu ni ko déet da ngay yëkkati sa yére wala nga wàcce sa mbagg. waaw wala nga wàcce sa mbagg ndax fa nga ma dóoroon fa laa la bëgg dóoraat pour fayu. saxaaba yi ngi mer ba kenn xamul lan la ndax ñi ngi jàpp ni xale bi dafa yaradiku fekk xale bi dañu xamul ni yàlla moo ko inspiré. bi yonent bi yëkkatee yéreem ndeysaan ci sagesse am rek xool kilifa gu mel ni yonent bi kenn mësu ko gis dal di yëkkati yéreem ci sagesse am ni ko fayul. ndeysaan bi mu defee loolu rek xale bi daal di tiim mbaggu ndeyjoor beeg mbaggu càmmoñ bi xool tampon bi ci seen diggante daal di raay tampon bi rek ndeysaan daal di daanu ci tampon bi teg ci boppam commencé yi jooy. ni ko yaa Muhammad lii rek laa bëggoon gis. ni ko lii rek laa bëggoon laal ngir texe ndeysaan. waaye ni ko yàlla xam na ni seede naa ci yàlla ni musoo ma dóor waxati ma laak di yëkkati sama yére di ma dóor. ndeysaan yonent bi ndeysaan nga gis rangooñ yi ci ni mu ñeewantalee xale bi ndeysaan. saxaaba yépp ndeysaan yëg ni ndekete xale bi jug bi mu jugoon jëm ci yonent bi yàlla moo ko inspiré woon lim daan dégg ci mag ñi ñu koy waxtaane te wax ni ku laal tampon bi ci diggu ginnaawu yonent bi rek sa yaram xaraam na safara ndeke moom dafa bëggoon yaramam xaraam safara mu barkeelu ci yiw boobu comme yonent bi mi ngi tàggoo. gis nga nag réalité tampon boobu la yàlla def ci diggante mbaggu càmmooñ ak mbaggu ndeyjoor bu imaamul Mahdi. xaqiiqa boobu moo ci ne yàlla jëlit yiw bu toll noonu daal di ko ciy def jël ngëneel gu toll noonu daal di ko ciy def moo tax gis nga ñoom dañuy nekk nit ñoo xam ni bu ñu ñëwee ci shahada ku nekk mën nañ ko dégg mu woote seen mission mais ñoom bu ñu ñëwee benn nit la ñuy nekk ci biir ñu mës a woote seen mission ndax yàlla day jël ay marque indélébile def ko ci seen yaram ñu di leen ko xàmmee waaye jël ay réalité def ko ci seen yaram ñu leen koy xàmme mais jël ay points essentiels yoo xam ni yii day dellu ci xaqiqa yii dellu ci shahada mu def ko seen yaram ñu leen koy xàmmee te loolu mooy réalité bi yàlla jël di tampon boo xam ni muy 4 points yi nga xam ni moom la dajale woon ci diggante mbaggu ndeyjoor ak mbaggu càmmoñ bu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla jëlit 4 points yooyu def ko ci diggante mbaggu ndeyjoor ak mbaggu càmmoñ bu imaamul Mahdi nga xam ni bu la ko permettre da nga koy gis nii gisu shahada du loo xam ni rek gisu baatin la waaw bu la ko permettre da nga koy gis nii gisu shahada ndax yàlla moo ko ci def pour mu nekk ci moom di constituer une preuve irréfutable ci mission am bii yàlla def ko muy miim bii mu def ko muy ha bii mu def ko muy miim bii mu def ko muy daal muy représenter Muhammad ci taxawaayu Muhammad na moo taxawee
yàlla jël organisation boobu def ko ci imam Mahdi waaye jël réalité yooyu def ko ci diggante mbaggu ndeyjooram mbaggu càmmooñam jël xaqiqa boobu daal di koy delloosi ci ñeenti xaraf yi constitué ismullahil azam bi benn bu ci nekk di dellu ci réalité bi nga xam ni ci la yàlla bëggee ñu ci xàmmee ay missionnaire am kon tabarakallahu loolu rek la ñu indi woon ci thème boobu bëggoon ko éclaircir di ñaan yàlla na yàlla ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam barke Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani Chérif nangul nu sunu nekk taalibe ci sang bu tedd bi di xatmiya yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te di Mawlaay Cheikh may nu nuy ànd ak moom àndu zahir ak àndu baatin may nu nuy ànd ak moom àndu abadan ba biir illiyin assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu